tukkee ci tey li nga xamante ni ci dossier bi ko lëkkaleeg Adji Sarr la ñeel moom moo di Khady Ndiaye bi moom Sweet Beauté ñi ngi xam ne nag ni passeport am daanaka jébbal nañ ko tey jii mu mel ni bañ ko lànkalee ci benn wàll ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko donte li ñuy wax moom moo di lañ koy toppee ak Khady Ndiaye lañ koy toppee bokkul ci fàttali li ñuy toppee Khady Ndiaye moo di dafa dajale ay xale jigéen di leen jëmale ci yoon wu bokkul ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko ñu koy toppee viol ak li nga xamante ni moom moo di menace de mort tey jii boo teewee gis mbir mi ak na mu xewee Ousmane Sonko bañal nañ ko Khady Ndiaye ñu nangul ko tey jii ana naka nga koy jàngatee. waaw tout d'abord nga may ma féliciter ndaw soosu. nu mu tuddati sax. Khady Ndiaye damay wax ni Sénégal yëpp ameel nañ ko njukkal. parce que bu fekkoon ni am na neneen lu mu taxawee. kon tey waxatuñ ko. waaye dafa taxaw wane ni moom day wéet gore wéetaliku gore. te loolu lu am solo la. ndax dafa nekk ay valeurs yu tumuranke ci jamono bi. te sëñ Babacar Si daraan wax naan gor du tiit ba fen. gor du tiit ba fen waaye gor du ñàkk ba ñànki. te ndaw soosu ragal naa pression biñ ko tegoon. bu fekkoon ni nit kuy tiit la. kon heure bii bu taqaloon Ousmane Sonko setal ko dina jafe. waaye bu ngeen dégloo ay kàddoom moom setal na Ousmane Sonko. wane na ni lii ab complot la boo xam ni ay nit a ko nas. waaye moom en tant que sénégalais du nangu loolu. kon ñu ngi koy féliciter bu baax. di ko wax ni lu dul dëgg nag. dëgg du yàgg. loolu rek lañ ci mën a jàng. parce que lu dul dëgg du yàgg ñoom ñoo téewoon passeport am ñoo xëyaat jox ko. loolu liñ ci mën a jàngee mooy lañ doon seet gisuñu ko. kon jàpp naa ni dossier boobu. ministre de la justice moo ko leeral. parce que moo ni viol amul. wax ko ci médias yi ñëpp dégg. ministre de la justice. maître Malick Sall moo ko wax. delluwaatal ci archive yi moo ne viol amul comme viol amul te viol lañ ko doon toppee. kon kay nañ teg wax ji foofu delloo jàmbur passeport am. maître Malick Sall ne woon na dinañ fexe. ba ni ñuy taxawoo képp koo xamante ni citoyen la dinañ ko taxawoo Ousmane Sonko ngir mën a élucider leeral li nekk ci. Ousmane Sonko ñoom moom soxlawul ñoom ñu taxawu ko Ousmane Sonko peuple bi ñoo koy taxaw. parce que boo gisee ni mbir mi demee xam ni peuple bee koy taxaw. parce que ñoom bu doon seen pexe jub na Ousmane Sonko ngi kaso loolu mooy dëgg. maanaam man dossier boobu sax dama ne woon dootuma ci wax. baatu complot bi nga bëgg a àbb kon. ma ne kon baatu complot bi moom. non man loolu laa gëm. man ba mbir mi déparé rek laa ni complot la. loolu nday mbi gi wax na ko ba léegi kenn weddeegu ko. ñun nag li ñu bëgg mooy mbir mi leer. parce que Ousmane Sonko moom boo xoolee mook ay avocat am li ñuy sàkk mooy mbir mi leer. te mbir mi bu leeree yuuxu dina jóge fu ñu ko foogeewul. parce que oui. waxi viol moom waxatuñ ko parce que ministre de la justice bi yilif justice bi nee na viol amul moom en tant que ministre de la justice am na ay éléments yu ko war a mën a xam mu xam viol am na wala amul yaa ngi dégg kon waxi viol moom waxatuñ ko waxi na ku tuumaal as gor lan lañ la war a def ci loolu lañ nekk parce que Ousmane Sonko as gor la di jullit yor ñaari soxnaam waruñu nangu gone gu ndaw xëy tuumaal ko ñu xëy rek delloo ko passeport am dañ ko koy delloo parce que passeport bi moom mënuñu ko bañ a delloo. moom moo ko sàkku woon vraiment. waaw moom mais dama la bëgg a wax ni ki ko tuumaal mënta ñàkk yoon teg ay daan ci kaw. ndax lan wala mu génn jéggalu wane ni dil bi toj na mu jéggalu. mais foofu yeggaguñu fa imam parce que yaa ngi wax waxu yoon da nga bëgg kun yoon atte mu indi ab leeraange mais balaa ñuy wax ay waxu beneen atte boo war a tegu. mais yoon amatul allez-y continue. voilà ñu yegg foofu xanaa dinañu xaar ba yoon génnee li nga xamante moom mooy atte bi taxaw ñu mën a xam exactement fu mbir mi di féete. kan mooy yilif yoon du ministre de la justice. lan lañ doon toppee Ousmane Sonko du viol. nee naa la ministre de la justice moo ni viol amul. kon kay yoon atte na pour man do non mais ministre de la justice du moom mooy atte mais juge bi yor dossier bi moom moo. waaw mais ministre de la justice bu demee ba wax xamal ni am na ay éléments yu tax mu wax jàpp naa ni ministre bu responsable lu toll ni justice boo ko yoree. dem ba toog ni viol amul kon kay am nga ay preuves yu wane ni viol amul. mais waxu ko ci sens bi nga xamante ni da koy confirmer jusque da doon wax rek ngir mën a xamal ni askan wi mën nañu jàppe également que ni viol mun na bañ a am comme ni ñu koy waxee. non xam nga waaye dinañ topp enquête yi ngir loolu mën a leer. maanaam askan wi xam nañ ni viol amul. parce que bu dee ci maanaam exemple xam man bokk naa ci ñi njëkk a taxaw ni nañ caw Adji Sarr man mii. te ba léegi maa ngi koy assumer te ci foofu laa taxaw. lu tax ma wax ko
mooy boo tuumaalee nit njaaloo ci charia laa wax de. waaw ci droit islamique. boo tuumaalee nit njaaloo te amoo preuve. preuve yi mooy nga am ñeenti seede yu bokkul fu ñu jógee ba pare fekke ko yow mi tuumalaate yow la ñuy caw. waaw mais fii charia nag du atte. waaw moom laa lay wax. xam nga man dama lay wax charia ba pare. soo nga ñëw nag ci loi réew mi ak logique. waaw kon charia caw na Adji Sarr yaa ngi dégg parce que amul preuve nga tuumaal as gor te amoo preuve mooy dañ lay caw loolu boobu ba léegi maa ngi koy wax déggoo ko benn oustaz. mais balaa ñuy xam ne il faut ñu dem ba ci atte bi ba pare xool ñoom lan la ñuy indi comme preuve mais yeggaguñu foofu. non moom loolu laa dama la wax may ma daaneel sama logique. mooy charia caw na Adji Sarr. yaa ngi dégg parce que amul preuve amul ñeenti seede yu daje ministre de la justice bi yëlif réew mi nee na Ousmane Sonko viol amu fa loolu benn élément la li ëpp ci sénégalais yi te yor xel tey xalaat buñ xamoon ne Ousmane Sonko dafa violé du ñu génn di ko soutenir commencé par man mii toog kon waxe viol ñun nekkatul suñ ginnaaw la nekk ñun li ñu gëm mooy dil bu toj la xam nga dil day toj nga nangu ni toj na. kon da nga jàpp ni tey li ñu accepté jébbalaat kii di Khady Ndiaye passeport am dafa bokk ci éléments yi nga xamante ni dafay wane ni à tout moment Sonko mun naa génnee ci accusation yi ak der bu set ci accusation yi. man daal li ma gëm mooy acte bi ñu ngi koy rafetlu xam nga lu tax ñu koy rafetlu. waaw nul n'est parfait nit mën naa juum ku dul juum amul ah nul n'est parfait. mais boo juumee nag bul continuer di def ay erreur maanaam nit mën naa def erreur parce que nit dañ ko bind ci muy def erreur ñoom doon nañ def erreur di teg ay dil bi toj na léegi nañ continuer rek jox nañ ndaw si passeport am nañ continuer jox ko Ousmane Sonko. jàmm ni ñooy kon da nga bëgg wax ne justice bu Sénégal dafa nekk ci yoonu corriger ay erreur am. loolu laa gëm te loolu mooy logique bi parce que yow Babacar yow xam nga ni sénégalais yi duñ nangu ku jàpp Ousmane Sonko tere ko bokk yow xam nga loolu Macky Sall xam na loolu. parce que sénégalais yi dafa am lu leen Ousmane Sonko jaay ba mu dugg ci seen deret Macky Sall ak ay renseignement am ak monde entier ñoo la gën a xam ni duñ nangu sénégalais yi dootuñu nangu ñu tere bokk Ousmane Sonko donc xam nañ loolu comme xam nañ loolu nag nañ ko yombal rek réew mi ñoo ko bokk affaire bi dil la woon toj na nañ jox Ousmane Sonko passeport am comme niñ ko joxee ndaw si Sénégal ñu avancé fii kenn bañu fi kenn du fi ennemi kenn ñu dem ci ay élection ku sénégalais yi fal ñu jox la réew. effectivement est-ce que lii tey mënuñu jàpp ni sam tax mën na nekk tamit lu yombal li ñuy wax mën na ci espérer ne ginnaaw pas bu njëkk bi moom tam dinañ ko njëkk a jox li nga xamante ni mu ngi koy laajte moo di contrôle judiciaire bii ñu ko teg tax ba fi mu ne mënta dem mënta dikk ñu waxante dëgg. mënu génn tey biti réew def la mu fa daan def. xam nga soxna Astou contrôle judiciaire bi moo jaaduwul woon. parce que nit pour nga teg ko contrôle judiciaire da ngaa war a am ay preuves yu tax nga war ko koo teg maanaam liberté du caaxaan liberté mooy li gën a cher ci dund nit li ëpp solo ci dundam mooy liberté. dëgg la ab leader d'opposition rawatina ab chef de l'opposition am parti dem ci ay élection lu tolloog luy jege million ci nit wooteel ko nga xëy téye passeport am te amoo benn élément boo mën a teg ci loxo nit ñi loolu fa la injustice tàmbale kon li ma gëm mooy rien n'est trop tard pour ñu def lu baax lii dëgg mooy nañu delloo Ousmane Sonko passeport am loolu moom la sénégalais yi gëm lu bëgg lu baax yépp di wax parce que nit du nax boppam da ngay dem ci dara nga dem xam ni lii du jàll nga teg ko ci suuf mais Ousmane Sonko bañ a bokk loolu du jàll Sénégal yi ñoo ko dul nangu. est-ce que jàppoo ne yéen tamit mën ngeen nekk ci erreur bu fekkee jël ngeen logique gu. jàpp ne Ousmane Sonko yéen a ngi ko bëgg a setal te atte ñëwagul te pourtant atte moom moo war a firndeel. ndax nit ki def na wala deful. non mais atte ñun bañu ñu atte bëgg atte moo tax ñu jël ay avocat ba pare di leen soññ bis bu jot pour ñu atte. parce que ñun dañoo xam ne defuñu dara. kun kay balaa ngay setal nit xaaral ba atte. moom laa lay wax mais atte ma daaneel c'est important. Ousmane Sonko musul bañ atte. parce que boo seetloo bi dossier bi déparé. waaw c'est vrai dañu woon du wuy ji ay nit diine commencé par sëñ Abdou Mbacké sëriñam moo jóg ni ko bàyyi loolu teg ko ci suuf demal wuy ji mu jóg di wuy ji la ca xew ñun ñëpp xam nañ ko ba muy wuy ji wutoon na ay pôle avocat pour dem wuy ji parce que xam na ni ci république la nekk république dafa am ay normes yu tënk ñëpp yaa ngi dégg kon ñun bañu ñu àtte bañu ñu àtte la ñëpp bëgg
waaye àtte bi est-ce que dina tegu ci yoon yow xam nga ni Macky Sall bu jekkoo Ousmane Sonko du ko may yoota yow xam nga loolu yaakaaroo ni kon tey li ngeen ci xalaat ak renouvellement bi ñu def ci conseil supérieur de la magistrature ñàkkul ni gis nga ni magistrat yi ñi jeexaloon remplacé nañ leen ña fa manqué woon tam gis nañu procureur bu bees également moo ñëw tey coow sax jëpp ci moom mi nga xamante ni daanaka Sonko génn na wax na ni njortul ne tey ni mu war a jaaree yoon mbir mi mu jaarale ko ginnaaw poste bi mu defoon di àddu ci dossier wu. man daal li ma ci mën a wax ci wax bu gàtt mooy tey na xel parce que man su ma la waree àtte man ba noppi joxe sama xalaat te àtteeguma la képp ku yor xel sa xel dina ci tey. moom Maham Diallo. waaw xam nga lu tax Babacar ñu nit ay sénégalais lañ ay nit lañ du ñuy bàyyi ma maanaam nit bu la waree àtte joxe xalaatam te àtteegu la xel yi dina teey kan bu lay àtte xalaat ba mu joxe woon moom lay appliquer sa kaw. loolu jarul loolu moom day jar nga nekk nit rek pour xam ko donte nag dañuy rafet njort parce que réew mi bu ñu naxante réew mi benn pouvoir moo fi am mooy le pouvoir exécutif Macky Sall la ko yor magistrat yi lu neexul Macky Sall duñ ko def buñ naxante Macky Sall bu bëggee Ousmane Sonko ñibbi këram dina fa dem bu fekkee bëggul mu ñibbi këram dina defi pexe ba du ñibbi këram maanaam defi pexe ba du bokk man moo tax ma mosoo dégg ba dossier bi commencé ma tudd magistrat yi man mosuma tudd magistrat damaa jàpp ni réew mi bu ñu naxante benn pouvoir a fi am mooy le pouvoir exécutif bi nga xam ne ni président de la république moo ko yor parce que conseil supérieur de la magistrature moo fa nekk pourtant am na ñi ci fépp ci ñoom ku ci mel ni Téliko mi doon sàkku indépendance de la justice bu Sénégal kon kay yow dëggal nga li ma wax Téliko bi mu fippoo fu mujj dañ ko yóbbu Tamba. mais am na lu ñu wax ci Tamba gi moom moo di am na yeneen dossier urgent ak yenn complément yoo xamante ni ko am expérience ku mel ni moom moo ko yow gëm nga loolu yow Chimère Diouf sax jot na ci àddu est-ce que gëm ngeen loolu gëm ngeen ni maanaam Téliko expérience a tax ñu yóbbu ko Tamba parce que moom jàpp na ne sanction la mais ministre bi jàpp na ne du sanction non xam nga man li ma jàpp parce que tamit yéenay sàkku pour que Sénégal ñu gën ko ñoŋal te pour ñu mën ko ñoŋal il va falloir que fu ci nekk ñu jox ko secteur la mu mérité non xoolal bu ñu naxantee xam nañ ni loolu depuis colon yi la tubaab yi heure bu ñu la meree wan Mamadou Dia fu ñu ko tëjoon Mamadou Dia Tamba lañ ko tëjoon Sénégal dafa am histoire te nit ñi tamit xam nañ histoire du Sénégal quand même réew mi gars yi bu résumé bu la meree Tamba la lay yóbbu donte wërta demee noonu parce que waa Tamba suñuy nawle lañ ay sénégalais ñoo fa dëkk mais liñ ci jublu mooy génnal fi coow li nekk yow waratoo bokk ci ñiy coow waratoo bokk fi ñuy décider Guy Marius Sagna ngi ni ñu bëgg ko yóbbu Kédougou kon bu ñu naxante ñun xam nañ li tax ñu yóbbu ko foofu Téliko man da nga may sax ma rendre ko hommage waaw di wax sénégalais yi dañoo war a am doom di ko tuddee Téliko parce que mérité na loolu xam nga lu tax waaw parce que Téliko li muy xeex ni moom la Serigne Touba doon xeex injustice moo tax ñu exilé ko yóbbu ko Gabon yaa ngi dégg moom la Cheikh Omar Fouti yu doon xeex ba mu taxaw ba disparaître ci falaise de Bandiagara kon Téliko na ko sénégalais yi di tuddee ay doom man loolu laa gëm xamal ni ko ñu ngi ànd ak yow suñuy xol yow lañ ko jox parce que réew mi képp ku fi wane njàmbaar pour xeex injustice dañ laa war a reconnaître kon Téliko li ko yóbbu Tamba yëpp mooy ngor ak jom ak bañ ku not askanam du leneen lu waay wax man nga ko wax mais man gëmuma lool. pourtant ñoom àttekat yi dañuy def souvent benn comparaison entre dossier bi nga xamante ne moom Barthélémy Dias bi parce que bu ñu xoolee lu toll ci fukki at ak lu teg je pense bien que def na ko te ñoom jàpp nañ ni waruñu mën a yëkkati benn dossier ci kaw benn dossier ndax am na sénégalais lambda yi également yoo xamante ni ñoom seen i dossier ma nga tëdd ba nëga ni te mënuñu tëb baral benn bi ndax lan Ousmane Sonko benn personnalité politique la ndax loolu da nga ci ànd ak xam nga soxna Astou bu fekkoon affaire bi dafa yem ci Ousmane Sonko rek bu boobaa dina neex a layal mais li nga xam ni ay fee la kenn mënu koo dindi depuis Macky Sall jël réew mi parce que yéen il faut ñun dañoo bokk ci ñi fal Macky Sall man dama bokk ci ñi xeex ba Macky Sall jël réew mi ñi ko jegee waxuma ñu bees ni mais ñi sos APR ñu ngi may dégg Aline Badara Sy yàlla na ko yàlla yërëm daaw ma toog presque 3 jours te duñ déggante téléphone sama xarit la woon ñëw na ba àndulaay seet si Aly Ngouille Ndiaye moom may dégg xamante nañ bu baax donte Aline Badara Sy laa gënoon a jegeel Moustapha Cissé Lo man dama leen a xam ñun lépp daf ñu fee fekk
dañ laa wax ni la Macky Sall dépp mu toog fi mosoo gis ku bokk APR wala Benno Bokk Yaakaar ku ñu jàpp bu ngeen ko gisee wax leen ma ko. jàppoon nañ fi Bougazelli de. waaw Bougazelli li mu def Bougazelli heure bi ci kaso bi la ko waroon a fekk dama la bëgg a wax ni ñaata nit lañ fi épinglé. ay dossiers yu leer. maanaam mujjul fenn. ba dëgg ni am na léegi nag opposition bi moom lépp lu ñu def rek ñu dem kaso lii mooy li déranger gor ñi mon frère. lu ñu instrumentaliser pouvoir bi ngir di leen. parce que bu commencé woon ci Ousmane Sonko rek. waaw du am problème mais ana Khalifa Sall ku ko teree bokk justice. Karim Wade ku ko teree bokk justice. ah mais ku ci nekk sa jëf nag quand même. am na jëf yoo xamante ne kon yow da ngaa nangu ni opposition bi rek ñooy jëf. ñi bokk ci Macky Sall ñoom duñ jëf. mais càkkutéefu Sénégalais yi la woon en fait parce que bi Macky Sall di falu bees nañu fàttali ko bu baax a baax. Sénégalais dañu ne woon ñëpp ñu laal ci wàllum njuuj njaaj ku ci mel ni Karim Meïssa Wade nañ ko yóbbu ci kanamu yoon pour ñu indi leeral. Sénégalais yi musuñoo wax ni nañ jàpp Karim Meïssa Wade dañu ni woon nañu lancé CREI yi. effectivement pour képp ku laal ci milliards yi nga xam ne nii maanaam résumé PDS ku ci bokkoon te jël alalu réew mi ñu nanguwaat ko ci yow loolu la ñu waxoon musuñoo wax ni nañ jàpp Karim Wade. exactement moo tax bi Macky Sall lancé CREI yi ñëpp a ci àndoon waaye biñu gisee muy def sélection yaa ngi dégg Ousmane Ngom bokkul woon ci CREI. si. nu mu tuddati Omar Sarr bokkul woon ci CREI. da ngaa dégg ku leen tudd Omar Sarr tey mu ngi toog conseil des ministres. waaw peut-être déglu nañ leen xam ne ñii liñ leen waaye toppee. Babacar buñ foos suñu xel yi ñun ci réew mi lañ dëkk. est-ce que mënuñu jàpp ni li président waxoon tam ba tey mooy dox que ni sama conco bi li ma fi teg ci dossier loolu moo am mais président faluñu ko pour muy teg ay conco. waaw mais jàmmi réew mi mooy yitteel ñëpp. te moom nee na am na yoo xam ne jàpp na ne jàmm yow gëm nga ni dossier bàyyi waa PDS ñu toog yaa ngi dégg PDS ku ne xam na ni bëgguma ko wax mais bu dul Karim Wade ak yenn ñi kenn amu fa juróomi nit Ousmane Sonko million ngi nit ñoo ko topp kon kay bu dee jàmmi réew mi la bëgg na bàyyi Ousmane Sonko mu libre xam nga wax moom bu leerul nit noppi yu koy dégg war naa leer bu dee jàmmi réew mi la bëgg jàmmi réew mi mooy ñu bàyyi Ousmane Sonko mu libre. waaw moom moo soxla dossier bi leer tamit bu ñu fàtte loolu moom ci boppam moom Ousmane Sonko. waaw Ousmane Sonko soxla na ko mais dossier bi du mus a leer ñun xam nañ ni dossier bi dil bu toj la. du mus a leer dossier bi bis bu leeree. waaw yuuxu dina jógee fu ñu ko foogeewul. moo tax ñun xam nañ ni du leer. kàddu yi foo leen ko teg. fu ñu ko teg mooy xam ko. dëkk ci dëkk bi nag bokk ci réew mi am information. ba pare réew mi am lu mu ñu jaral duñ nangu ko jaay réew mi. est-ce que imam yow di nga topp ci yenn allégation yi ñu génnee léeg-léeg que ni moom sax wax na ko Pape Alé Niang waxoon na ni am na ñu koy fexeel